asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara. ñoo ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tamit mbokki internet yi. Waxtaan bi ñuy def nag waxtaan bu gàtt lay doon mu jëm ci liggéey boo xam ni ànd sàmm jikko yi daf ko tàmbali te fas yéene ko ànd ak sénégalais yi nga xam ni yëg nañ seen responsabilité te bëgg lu baax, yëg li leen yàlla defal ci yiw ak teraanga te loolu it ñu am jomi bëgg ko sauvegarder préserver ko ba mën ko transmettre suñuy njaboot. Yàlla dogal na ànd sàmm jikko yi lancé benn pétition bi mi ngi jëm ci fexe ba kilifa diine yi, kilifa aada yi, ñi nga xam ne yor nañ ay mbootaay, muy mbootaayu ndaw ñi, mbootaayu jigéen ñi, syndicaliste yi, parti politique yi, moo xam mouvance présidentielle la, moo xam opposition bi la, société civile bi, ñi nga xam ni ñoo ngi ci activisme mboole seen ñoom ñëpp ñu associé leen ci démarche bi nga xam ne moom la ñu def, ndax du mbirum ànd sàmm jikko yi rek, du mbiru Ababacar Mbuub rek, mbir la boo xam ni waxuma Sénégal mais dafa jéggi frontière Sénégal. Humanité ci boppam la soxal, àdduna la soxal, rawatina ñi nga xam ni gëm nañ ni dund amee noonu la dee amee, noonu la dekki amee, ñooñu la gën a soxal, muy jullit yi muy chrétien yi. Yàlla nag dafa dogal def nañu 44 départements. Suba incha allah war nañu def 45e département bi, muy le département de Kanel. Yooyu yëpp incha allah dinañ ko leeral ci point de presse bi ñuy def jeudi 8 fële ca mosquée inachevée te mu jàkkaarloo ak aéroport bu njëkk ba, muy aéroport Léopold Sédar Senghor. waaye li ñu jublu woon a leeral rek ci sénégalais yi ni question bi du question boo xam ni dañ ciy maslaa, du lu ñuy maslaa. xalif généraux yi signé nañ ko, association islamique yi signé nañ ko, contacté nañ parti politique yépp aussi ngir ku ko ci signé danañ leeral sénégalais yi ni signé nga ko, ku ko signéwul tamit danañ leeral sénégalais yi ni signé woo ko. Contacté nañu ci mouvance présidentielle bi APR, contacté nañu parti socialiste, contacté nañu AFP, te it danañ contacté ñeneen ci kàngam ya fa gën a nekk, muy lu mel ni réew mi, ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci mouvance présidentielle. te noonu ñu leen contacté it ni lañ contacté aussi groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar, aussi contacté nañ leen. waaye itam contacté nañu opposition bi à travers le Front de résistance, Front national de résistance FNR bi sëñ Souran di coordonné. contacté nañ aussi lenn ci parti yi ci gën a taxaw, gën a significatif, muy contacté nañu parti démocratique sénégalais, contacté nañu PASTEF les patriotes, contacté nañu
Khalifa Sall ak ñi mu àndal. Contacté nañu aussi yeneen i kuréel dama tiimul xëy na parti yi moo tax waaye contacté nañ lu bëree bëri. De la même manière aussi contacté nañu groupe parlementaire liberté et démocratie aussi contacté nañ leen. bu ñu eggee ca bis ba nag danañ leeral ñi nga xam ni réagir nañu ñi ci réagir ak ñi nga xam ni signé nañ ko. bu boobaa sénégalais yi kenn ku ci nekk xam ku ci nekk fi nga féete. waaye liñ mën a wax rek mooy xalif généraux yi moom signé nañu en principe semaine bii nii lañ ñu promettre war a gisee ak njiital église bi incha allahu rabbi ndax après Pâques lañ ñu waxoon juste rek su ko defee yi tamit même le roi d'Oussouye yi suñu mbokk yi bois sacré bi yi tamit dem nañ ba seeti leen ñoo ngi xaar aussi ñu yónnee ñu signature bi nga xam ne moom lañ war a si yónnee. noonu la ñuy contacter aussi le conseil national de la jeunesse ONCAV maanaam bàyyiwuñu benn kuréel boo xam ne yaa ngi yëngatu te ñu xam sa sénégalité ñu bokk réew mi muy mbir moo xam ne ñun ñëpp ñoo ci maase yem mbir la moo xam ne ñun ñëpp la concerné. incha allah bu ñu yeggee ci bis bi it dinañ leeral lan moo tax ñu bëgg loi bi ak i tamit perspective yi nga xam ne am nañ ko ci kanam liñ ci war a def. ak niñ ko war a defee ndax ñun liñ ciy def nëbbuñu ci dara réew mi ci lañ dëkk yàlla dogal ñu nax ñu dinu raayal waxtu bu nekk ngir ñuy gën di nelaw te ñu bokk ci réew mi di fi majorité itam ñi bëgg lu baax ci réew mi te seen ndona di lu baax ñoo fi majoritaire waaye nax nañ ñu ba daanaka amuñu fi kàddu ay doxandeem lañu fi. loolu nag moo waral incha allahu rabbi initiative bi ànd sàmm jikko yi def te ànd ko bi may lim léegi xaw ma ndax wax naa syndicaliste yi waaye bàyyiwuñu kenn syndicaliste yi seeti nañ leen moo xam UNACOIS ñaari UNACOIS yëpp UNACOIS yeesal ak UNACOIS jàppoo seeti nañu G7 ak contacté nañu G7 contacté nañu G20 contacté nañu en fait syndicat médecin yi en fait bref bàyyiwuñu kenn ñëpp lañu associé ci suñu démarche bi ndax du mbir moo xam ni dañ naan rek mbiru jullit yi la donte am nañ ci cër boo xam ni cër bu fes la du ni rek mbiru église bi la wala jàngu bi donte am nañ ci cër bu fees waaye mbir la boo xam ne ci question de société la te mbokk yi ni ko président Poutine waxe bu fekkonte ni dañ naan ak ngóor jigéen nañu lëmbe ci àdduna bi góor ñi di takkante jigéen ñi takkante seen biir kon ñun ñi fan lañuy sosoo tey duñ fi nekk di wax. C'est parce que humanité su continuer di dox ba tey ci àdduna di continuer di dox ba tey c'est parce que yàlla mi bind jël góor ak jigéen boole leen loolu moo doon wéy di dox ba ñun ñi ñëpp tey ñu mën fee nekk di fàttali ko sunuy waajur di fàttali ko sunuy maam ñu ñuy wax ni ñu seeni maam nangam ak nangam ak nangam jaaroon na fi waaye ba àdduna sosoo ba tey gisuñu fi ñaari góor ñu ànd ba am doom wala ñaari jigéen ñu ànd ba am doom. mbir moomu nag objectif bi danañ ko leeral incha allah ca jotaay bi ñuy amal jeudi incha allah mosquée inachevée à 10h waaye objectif ultime bi mooy li ci mujj mooy détruire la famille tout simplement ba nga xam ni famille dootul am kon nag mbokk yi ñu xam ni ce qui est en jeu maanaam li nga xam ni moom moo nekk en jeu lu rëy la. loo xam ni képp ko xam dara boole ci bëgg lu baax te gëm ni dund amee dee amee na noonu la dekki amee te ku nekk li nu jëf di ko wax danañ ñu ko tegalaat suñu kanam ñu war koo layoo war nañoo xam ni taxaw temm jot na bala ñoo seetaan ñu yàq suñu penc mi di yàq suuf si te bu ñu fàtte mukk ni doomu aadama moo am responsabilité ci kaw suuf doomu aadama lañ délégué ngir mu wuutu yàlla ci kaw suuf
nga xam ni dañu ko defal délégation de pouvoir, defal ko délégation mu war a gérer tamit suuf si na muy doxee fa muy mujj. nit mooy ki am responsabilité boobu. bis bu nekk ñu wax ko inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha linsaana innahu kaana zalaman jahula. nit moo am responsabilité ci kaw suuf. jinne yi amuñu fi responsabilité fii mu ne tembe, malaaka yi amuñu fi responsabilité, bàyyi ma yi ak ngelaw li aussi amuñu fi. nit mooy ki am responsabilité. biñ ñu ko joxee nit ñooñu nag dañoo séddaloo ñaari kuréel. ñenn ñi dañoo gëm lu baax, bëgg lu baax, di xeeñtu lu baax, di dund lu baax ak di tasaare lu baax. ñeneen ñi dañoo gëm safaan lu baax muy lu bon, di jéem a xam lu ab safaan, di ko dund ba noppi di ko tasaare. loolu mooy xisbullahi ak xisbu sheytaan. tey yi nu naxe jullit ñi, naxe ko nit ñu baax ñi bari na, waaye bokk na ci niñ leen naxe ba tey mel na ne xisbu sheytaan amatul ci kaw suuf. te waxtu wu ci nekk nag ñu bëgg ñu imposer agenda boo xam ni mi ngi bëgg tasaare lu bon ci kaw suuf si. te nañu xam ni loolu bis bu sottee, bu kenn jiiñ ko yàlla, nañu xam ne suñu responsabilité ñun ñi, suñu responsabilité la. te seetaan mi ëpp na lool 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 ba en tant que réew moo xam ne nee nañ moom na boppam. démb rek xëy na lañ doon wax ni dañ doon fêter suñu indépendance. ci biir boo duggee ci biir ñun la askan wi ko dëkkee ñoom moom réew mi, le peuple est souverain. mais suñu souveraineté boobu bu fekkee lu am na war nañ ko exercer. lan moo waral Sénégal war a jël ay ndigal ci bitim réew, ñu war ñoo tëral ay loi yoo xam ni bitim réew lañ koy jéggaane fi mu nekk nii, di ko tëral di ko nos, te loolu boo demee ba ci biir lu ci bari sénégalais yi sax duñ ko yëg, duñ ko xam. mën naa ci jox benn exemple rek ci jafe-jafe yoo xam ni am na Sénégal gii, te responsabilité bu garaaw la boo xam ni kuy sénégalais am nga ko. damay wax souvent ni bala maa yëg ni ñun duñu am problème dañoo dugg ci bàmmeel. waaw loolu moom buñ ci duggee, te man te loolu xëy na ci sama bopp laa koy xamee, bu ma duggee ci bàmmeel aw ma problème ci lay soog a xam xëy na loolu. waaye su ma fa amee problème it du ma bett, ndax nit ki ñu délégué la. par exemple, prenons exemple en fait du gouverneur de Dakar wala le gouverneur de Thiès. ñu ni ko kat yow Sénégal am na ñetti bànqaas yu ko yor, muy le législatif, l'exécutif ak le judiciaire. waaye yooyu dañ koy dagg tey benn pàcc ci biir réew moomu nga xam ne lii mooy ñetti pouvoir yooyu yow yaay nekk fee incarné ko muy gouverneur nga xam ne région bi yëpp moom moo ko jiite. kooku dañ koo defal, dañ koo teg jox ab yan boo xam ni nañ xam ni responsabilité am dafay étendre ci biir région yëpp, donte dajul biir Sénégal yëpp, waaye région ba mu nekk moom mooy kilifa. kon gouverneur boobu su fekkente ni dafa ñëw daan ni man sama yitte mooy lijjanti sama doom, lijjanti sama soxna, ñu lekk naan, dañuy xam ni li ko taxoon a jóg xamu ko sax, li tax ñu teg ko foofu xamu ko. nit lépp luy xew ci kaw suuf si rek lu fiy xew, nit am na ci responsabilité directement wala indirectement. tey su ma doon jël misaal ci ñun en tant que jullit rek laa jël, mais exemple la bu may joxe rek. bu fekkente ni dañoo dem ba Inde, man mosuma dem Inde, waaye am fa benn jullit boo xam dafa faatu. bi mu faatoo sanguñu ko, suuluñu ko, nga xam ne man yëguma sax ni faatu na, pourtant am naa ci bàkkaar ci loolu. te yëguma sax ni kooku amoon na bay faatu, waaye ñàkk kiñ ko ñàkk a taxawul ci laabal ko, defal ko liñ ko war a defal rek, man loolu am naa ci bàkkaar. te yëguma sax ni amoon na ba yëg ak faatoom, mais am naa ci responsabilité ndax am naa ci bàkkaar ci loolu. kon en tant que xisbullahi ak xisbu sheytaan nekk ci kaw suuf, ku ci ne en principe war a yor sa agenda,
ñun ñu bàyyee lépp seetaan démissionné boo waxee ñu ne yàlla du ko seetaan wala lii kenn mënu ci dara loolu véritablement man xawma nan laa ko mën a misaale ci démission ak ñàkk assumer ses responsabilités li nu yàlla waxoon lan la wala tufsidu fil ard ba'da islaahiha rik dénk naa leen waaye ginnaaw bi ma defaraatee mbir yépp ndax jinne yi jaxase woon nañ lépp bi ma defaraatee lépp nag yéen nit na ngeen fexe ba suuf bu mu yàquwaat mais suuf su yàqu mooy lii di xew rek légalisation de l'homosexualité à l'échelle internationale ay imaam yi góor jigéen góor ak góor guy takkante jigéen ak jigéen juy takkante te li ci gën a metti ñu koy def au nom du peuple sénégalais te ce peuple là soi-disant souverain peuple boobu mbooleem yu bon yi ñuy def yépp ci seen tur lañ koy def loolu ñu xam ni kon lu ci mën di jàll kuy sénégalais rek am nga ci responsabilité ndax ci sa tur lañ ko def ñun nag wax nañ ba sonn sénégalais yi yàlla dafa dogal li ëpp ci nit ñi nit kiy wax bala ñoo xam li ngay wax danaan kiy wax kan la d'abord ba pare c'est bizarre doy na waar doy na waar te léeg-léeg ña koy wax ndeysaan léeg-léeg ñu sukkandiku ci koo xam ne xamuñu ko moo xam ab tubaab la wala ab naar la ndax dégg dong lañu am ci moom xamuñu ko dund ñoo moom pratiqué wuñ ko te fàtte ne yàlla mooy xamal ab jaamam bu ko xamalee mu xam su ko gindee mu gindiku su ko jubalee it mu jub loolu lépp nekk ci loxo yàlla te yàlla li muy def it loola sañ-sañu boppam la waxtu wu ci nekk mu wane coobareem ci loo xam ne kenn ku ci nekk xam na ne lii bu nekkoon ci loxoy nit yi du demee nii ba noppi ñu ni gëm nañ ko ba noppi it wax dëgg yàlla di ci am ci yenn taxawaay yi ci fànn yooyu lu doy waar waaye li xew ci réew mi lu garaaw la lu garaaw la loo xam ne ça interpelle la responsabilité de tout un chacun kuy mag wala ngay ndaw ku yor mbooloo ak ku yorul mbooloo kenn ku ci nekk sa responsabilité engagé wu rek xam nga bu nee sénégalais yi ñoom ñoom moo réew mi le peuple est souverain ñu daal di teg sunu charte li ñuy wax charte fondamentale muy la constitution boobu lan lañ ci wax kenn ku ci nekk may naa leen ngeen dem vérifier dellusiwaat dugg ci article 98 bi lan la wax mooy bépp waxtaan boo xam ne Sénégal génn na dem bitim réew maanaam génn frontière yi Sénégal rek dem diisoo ko am ñeneen loolu ñu waxtaan suñ ko bindee ci aw këyit karmat ko ba bind ko ba ñu signé ko bu ñu ko indiwaatee ci biir réew mi loolu mooy tiim loi yi nga xam ni ndawi askan wi moom lañ jëloon ca assemblée nationale ca Ngombalanka loolu moo koy tiim léegi kon nañ ma wax fan la ñun suñu souveraineté nekk yow koo xam ne ñun askan wi moom bu sàkkee ay ndaw ni ko tëralal ma loi kooku tëral ab loi ba mu génn la mu waxanteeg tubaab bi wala keneen ku mel ni moom ca bitim réew moo tiim li député yi décidé woon loi yi ñu jëloon loolu kon bu nee ma le peuple sénégalais ñoo moom réew mi dama naan déedéet bu nee ma askan wi ñoo moom réew mi dama naan la déedéet bu nee ma souveraineté am nañ koy dama naan leen déedéet les traités conventions régulièrement ratifiés ou ont une autorité supérieure à celle des lois. Dès leur publication nag buñ ko xisee génne journal officiel rek day daal di tiim loi bi mu fi nekkoon kon léegi loi bi la ñuy jéem a dëppale ak traité international boobu wala accord international boobu lañ ca wax kon sénégalais yi moomu leen Sénégal loolu na ngeen ko xam nañ xam ne ay doxandeem lañ ci réew mi moo tax li am wala li xew képp ku ko xam dana am feneen foo jéem a taxawe ngir d'abord ñu jot suñu bopp te dagg jéng yi nga xam ni jéng yi nekkul ci suñuy loxo tey jéng yi feneen lañ ñu jéng dafa am benn boroom xam-xam ñu koy wax Catherine Kinsler dafa waxoon ni nous portons des chaînes que l'œil ne voit pas dañ ñoo jéng ay jéng yoo xam ni bët du ko gis bët du ci tege
foofu lañ ñu téye ñun kenn jéngul suñuy loxo nii niñ takkee woon suñu maam yi ñun jéng yi ñu jéng di ñu def traite négrière jéng yooyu moo gën a garaaw jéng yi ñu jéngoon suñuy maam fi mu nekk nii. moo tax askanu Sénégal ou bien nit ñi nañ assumer ou bien ñu bàyyi rek nekk ci maslaa bi ñu nekk maslaa di maslaa rek maslaa ci lu dul dëgg maslaa ci ak tooñ maslaa ci ak jubadi njariñ loo fekke ku mën a nax sa moroom nax ko ba noppi di wane ni ñun ay ñu gëm lañu gëm nañ yàlla gëm bis penc ba te bala ñoo yegg ci bis penc ba dee am dekki am ñu gëm ni yàlla amul dara lu ko rëcc ñu gëm ni lépp lu ñu wax mbaa ñu def ko yàlla danañu ko toppaat ñu leeral ko waxuma ko du samay wax loolu alxuraan a ko wax wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda loolu su fekkente ni gëm nañ ko am na taxawaay yoo xam ne suñ ko waxee nañu xam ni ñoo ngi def benn scepticisme sax ci bopp nit ñi ci ñii liñ ñuy wax ak seen taxawaay dëppoowul ndax gëm naa yàlla yomb na waxi kese moom yomb na ku weddi laajal Firawna dem na ba yeggale ni moom mooy yàlla ana rabbukumul a'laa la wax maa alimtum lakum min ilaahin ghayri loolu la wax ji yomb na jullit laa gëm naa maa jege yàlla yooyu yomb na waaye nag incarné ko ci sa posture nga taxawe ko loolu moom mooy li jafe te suñu gëmee loolu ni nit la yàlla tànn mun wuutu ko ci kaw suuf suñu gëmee ni nit ñooñu ñaari xaaj lañu def ñii xisbullaahi ñii xisbu seytaan war nañoo xam ni képp ku gëm lu baax kon te bëgg lu baax te jéem a xam lu baax te jéem di dund lu baax ak di ko wasaare na nga xam ni kon ki la nar a taxaw di la gàllankoor keneen ka la mooy ki nekk ci agenda bi ci des te agenda boobu nag ñooñu la ñu bàyyee tey suñu baat ñooñu la ñu bàyyee suñu kàddu te it ñoom la ñu jël suñu alal jox leen i tamit ñuy def naka sudul noonu fi mu nekk nii ci suñu tur di ci mooy yàlla di wedd yàlla di défier l'autorité même divine loolu lépp ñu koy def ci suñu tur kon dama yaakaar ni nit ñi dañoo comprendre lu xew man damay wax ni nit ñu bari dañ leen a nax ndax xamuñu li xew nelawal nañ leen te ki leen nelawal bu sañoon duñu yeewu mukk ba dee agsi dañuy nekk ci maslaa bi ñu nekk nii rek maslaa bi ñu nekk nii rek tey Sénégal su fekkente ni mu tëddee la tëddee ñun ñëpp ñu ay doomi sénégalais moo xam kii nekk ci bois sacré bi la moo xam catholique bi la moo xam jullit bi ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal waaye ginnaaw ñun sénégalais yëpp plus de 16 millions yi mënuñoo jóg kenn ku ci nekk ni xaaral ma doxal mbirum réew mi loolu mënta nekk ñëpp mënuñoo jógandoo ñu ni kon nañu waxtaani réew mi d'accord ci dara mooy askan wi moom kon askan wi li mu bëgg rek moo war a moom waaye xam na ni biir askan woowu ñoom ñëpp bokkuñu lu ñu xam bokkuñu ay bëgg-bëgg bokkuñu ay jaar-jaar da ngay fekk ay nit ñoo xam ne sax xëy na ñoo bokk ngëm-ngëm waaye danañ wuute fi mu nekk nii ay gisin gis ñaar ñoo xam ne ñoo bokk fan jëm sax waaye danañ wuute nuñ fa bëgg a demee kon diversité boobu nekk ci yooyu yëpp finalement mujj indiwaat beneen problème ban ni kon naka la ñuy organiser ñu ne kon li ëpp ci mbooloo mi fu ñu jëm rek ñooy yóbbaale ñi ci des te réew mi way gëm yi ñoo fi ëpp plus de 99% des Sénégalais sont des croyants plus de 99 laa wax nag pour cent des Sénégalais muy jullit yi ak catholique yi te su ma nee jullit yi sax jeexal nay wax ndax jàngu bi dañuy julli jullit yi dañuy julli kon Sénégal ay jullit a fi dëkk te biir jullit yooyu fa nekk yi tamit kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg lu baax yaa ngi bañ lu bon waaye pour écarter la ni xisbul seytaane di kiwe dafay fexe ba ne la léegi yow sa lii nga gëm du yow rek yaa ko fi gëm kon yooyu nañ ko teg fële te wutiwaat yeneen gëm-gëm loolu koñ diine ju bees la kon Sénégal bu ñuy taxaw en tant que ñi fi nekk ñëpp wax naa ko léegi ñuy ay jullit muy ñi nekk ci jàngu bi muy ñi nekk ci diine l'islam ñoom ñëpp ku ci ne da ngay julli ñooñu bu ñu mënee bàyyi ginnaaw seen pas-pas ak la ñu gëm ci ak mbaax ak yiw jàpp ni mënta doxal àdduna wax dëgg yàlla war nañoo seetaat suñu diggante diine jooju ñu gëm kon rawatina nag jullit yi nga xam ne sañ naa cee wax nag moom ndax ci laa bokk
muy lislaam. tey ci ñun xanaa dañoo jàpp ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla yónni woon xanaa daa am lu ko gën a mat gën koo maandu, ñaari miim yooyu gën koo mat gën koo maandu. wala ñun jullit ci Sénégal jàpp nañ ni fi mu nekk nii li ñuy tuddee le droit positif moo gën a mat moo gën a maandu li yàlla joxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam. te bu ñu fàtte ni yàlla mooy ki amal, moo sos, ndax mooy badiixu samaawaati wal ard, moo ñu bind gën ñoo xam suñu bopp, bind kaw ñi bi gën a xam ñépp kaw ñi bi, ba noppi ni lii moo leen ciy génne mooy indi ak dal ci ak suuf. ñu ni ko yàlla li nga wax de wóoru, yàlla li nga wax am na lu ko gën a mag. li nga yónnee yonent bi ñun danañ ko gëm yam ci aspect culturel bi rek di jullee ko woor ak azaka ak yooyu, waaye nag en tout cas luy doxal société l'islam moom mënu koo yore ndax maanduwut. Sénégal moom noonu lañ ko jàppe daal nañuy jullee ko woor tabaxi jàkk foogul wati ku nit ñi di leqaam ak sëlmal, waaye nag kantaa lu jëm ci am penc l'islam maanduwul maandu goo xam ne mën naa doxal réew mi. parce que bu ko nit ñi waxul it dañ koo jëf, looloo tax ma sañ koo wax. bu ko nit ñi waxul it jëfe nañ ko, te jëfe gi moo gën a foor wax ji. kon nag yu bon yi fi nekk yépp di fi dugg ba tey jii nit ñi di jël ay sacrifice ci taxaw ci yenn yi, dara waral lu ko lu seetaan gu ñu seetaan rek loo xam ne waruñu ko woon a seetaan. te pourtant boo suivre li ma wax ni mooy nit ñi lañ wax ni ñoo moom réew mi, nit ñooñu bokkuñu gis-gis, bokkuñu gëm-gëm, bokkuñu jaar-jaar. da nga bokk sax ak nit loo gëm te wuute na ngeen di doxale, wuute ay xalaat. ñu ni kon ginnaaw 16 millions de sénégalais wala li ko ëpp lépp mënuñoo jóg di doxal principe biñ ci mën a génne te ñoom ñoo moom mooy ñi ëpp fañ gën a fare rek nañ fa jëm. kon léegi li may laaj loo xam ne lii may laaj yàlla rek laa ciy jël seede ci ni it danaa ko laajaat incha allah bu ma taxawee bis penc ba, mooy julliti Sénégal ndax wóolu nañ yàlla ni li yàlla wax dëgg la, ndax gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni li ko yàlla yónni woon dëgg la ba loolu war nañoo mën a génne ci lii ñu nekk ni. loolu man maa ngi koy laaj te tontu bi it bëgguma ñu tontu ma ci ay wax, ci jëf laay xaar, jëf laay xaar ñu tontu ma ci. en tout cas de moom gëm nañ Mao Tse-tung, gëm nañ Karl Marx, gëm nañ ay idéaux yoo xam ni idéologie yoo xam ni ñoo ngi ko importé fu kenn xamul, jëlee nañ ko fa. malheureusement nag ñoo ngi toog tey di xool seetaan mbir moo xam ne day defar mbirum pénc, te pénc bi mooy li nu yàlla dénk. inni jaahilun fil ard xalifa, suuf la wax. kon suuf si ñu dénk bu ñu demee ba nit ñi léegi monarchie amatul, léegi dañ ni république moo am, mbir yi askan moo ko moom, li ñëpp bokk la. li ñëpp bokk kañ ña fa ëpp wax dëgg buñ doon minorité sax d'accord, bu fekkoon minorité lañ ma ni d'accord, waaye ñun duñ minorité ci réew mi ba noppi ni ko sëñ Mountakha waxee mënuñu lu dul jooytu rek lañ mën. nañ ñu may, nañ ñu sarax, bun ñu faagaagal, nañ ñu dimbali, nanuñu te ndekete li ngay ñaan yow yaa ko moom. yaay boroom kër gi, sanc sa kër defar ko ba li fi baax lépp xam nañ ni tey ci daara la bàyyi ko ci réew mi, ba noppi nga wëlbatiku wut sa mbindaan moo xam ne mi ngi ñëw di la liggéeyal, mujj na mbindaan bi moo lay commandé génne la sa néeg ba nga dëkkoon, ba yow bu añ jotee sax danga naan ko sarax ma benn tibu ceeb mu war laa tib, ba mu yegg ci rapport bi nga xam ni nit yi daara yi am nañ ko tey ak réew mi, mooy nit ku juddu daal nañ la woo, mën nañ laa woo. su ma nee nitu daara nag ba ci église bi itam wala ki ñoo ci bokk yam ak imam bi wala ki yëngu ci diine, bu nit ki juddoo daal nañ la indil, bu nit ki demee ba ay balam jeex mu faatu yi tamit ñëwaatal ñu woo la. mais diggante bi mu fi nekk ci ak dund moom génne nañ ci sa loxo yow, li nga gëm ak say xalaat génne nañ ko ci. d'ailleurs lu jëm ci mbirum askan wi sax kenn du la ci laaj xalaat, wala yaay doon ñi ni mujj laaj xalaat, te loolu gis nañ ko ci Covid bi muy soog a tàmbali rek. yow daal dana ni la waa sëriñ bi ñaanal ñu, defal leen ñu ñaan rek, parce que seen ñaan lañ soxla, waaye seeni xalaat moom soxla wuñ ko. waxuma laa nag seen doole war a dugg ci biir réew mi ngeen participer ci gestion li nga xam ne ñëpp a ko bokk, te yow sa njaboot ñoo fa ëpp.
nit bu fekkee ni nee na dafa jaboot te kilifa la te njabootam seen sécurité yaakaar na ni bàyyee ko keneen kum xamul dara du ko jiite julli wóoluwu ko ak soxnaam, man nga koo bàyyee sa bopp sa sécurité keneen ki nga xam ni sa njaboot la. nit ñi li ñu war a xam ak li ñu war a gëm ak téye seen aada ak cosaan loolu ñu ne loolu it nañ ko bàyyee ñeneen, waaye yéen ñi nga xam ne xam ngeen jàng ngeen ñu yar leen yéen seen loxo mën nga ñu ko cee téye. nit ku wopp ñu ne nan lañ war a fexe ba nit ñi duñu wopp, bu wopp mënta ñàkkit ku wopp faju te mu jàppandi te mu jege la, ñu ne loolu yi tamit yéen ñi nga xam ne am ngeen diine seen yoon bu mu ci nekk génne leen ci seen loxo. waaw lii bu fekkente ni nitu diine da cee génne loxoom moom diineem mooy lan? moom diineem jooju mooy lan? tey de boo demee par exemple ci démocratie yi nga xam ne xam nañ ko ci réew mi rek da nga fekk par exemple lu mel ni Allemagne nga fekk fa par exemple nit ñoo xam ne dañuy dellu ci jàngu bi roote fa la ñu fa root tudde ko muy fi nekk ni la démocratie chrétienne. mais loolu mooy li jaadu. nit ki waree su koo mën a tàqale ak ngëm-ngëmam, ndax suñ nee la piri ngëm-ngëm warta dugg ci pénc bi ñu ni nañ ko ci seppeet génne ko ci lañ la indil wuutu ko ngëm-ngëm la. moo tax nga gis nit mën a taxaw ni la man je suis un républicain convaincu, keneen ni la man je suis nangam ak nangam. lim lay wax ngëm-ngëm la, da koo tuddewul noonu waaye lim lay wax pas-pas la. je suis un républicain convaincu la lay wax. parce que ba mu la dàqalee lépp loo xam ne woyafal lu jige ci yàlla ban la noo xam nga yii moom bon vraiment ñi gàtt xel rekk ko gëm seen yii teg leen ko fële ku ci ne na doon domaine bu privé su ko defee li ñëpp maase séq nag ñu sukkandiku ci leneen. mais leneen loolu ndax daa am ku gën a xam yàlla koo xam ne mën nañoo indiquer la voie à suivre pour mën cee génn. moo tax àdduna sépp ngeen ne mbata tërësta ji te li ko gën a firndeel ba ci mbas mi bi mu amee rek fi mu ne solution bu ne mën nañ koo jël ba mu des dellu ci tuubal yàlla xam ne dañoo tooñ ak it jéem a jëflante ak maandute ci diggante nit ñi moo xam ku gëm la ku gëmul nag ñu def ci ak maandute. yii yëpp fi mu ne xalaatee su ko ak tuub dellu ci yàlla déedéet. kon nag loolu la ñuy waajal incha allah ngir taxaw temm kéem suñu kàttan di ñaan yàlla it mu doon sunu lay ëllëg ñun ak lu mën a xew ëllëg ak lu mën a xew rek ñun ñu dellu ca la aaya ba waxoon ñoo ngi bëgg lu baax di bañ lu bon. ñoo ngi bëgg lu baax di bañ lu bon di jéem a digle lu baax yi tamit ci bëgg giñ koy bëgg di jéem a yi tamit fuglu lu bon ci bañ giñ koy bañ. su ko defee nag yàlla moom mooy ki yor ay mbiram waaye li ci war doomu aadama ci sabablu li ci war doomu aadama ci def effort incha allah lu nu ci man ñun danañ ko ci def waaye danañ bañ ba ñëpp xam ne ñun bañ nañ lu bon. Sénégal yu bon yi ñu fi bëgg a indi dëppoowul ñun ak suñu aada dëppoowul ak suñuy pas-pas du église bi du l'islam ba ci bois sacré bi waa du suy bi ma demee di waxtaan ak moom bi ma ko expliqué bi may tontu dafa ne ma man lii am xel dongu nanguwu ko c'est-à-dire lu bon lii déglu ko ci nopp sax dafa ëpp dégg ko ci nopp nii rek dafa ëpp. kon nit ñi fi nekk suñ kilifa yi bëgguñu lu bon lu baax lañ bëgg. kon nag loolu réew mi suñu bëggee mu mën a dem ci kanam nañuy bàyyi xel ni nit ñi fi dëkk dañoo am ngëm-ngëm te suñu bëggee delloo ginnaaw suñu ngëm-ngëm goo it nañu xam ni am na beneen ngëm-ngëm bu bees bu ñu indil xëñ na tuddewuñu ko ngëm-ngëm waaye pas-pas la lu wér la. su ko defee yi tamit danañ leeral it ni naka jekk l'islam Sénégal ay taxawaay mi ngi fiy am. bokk na ci rek lu ma mën a rappeler lu gaaw loo xam ne incha allah dinañ ci dellusiwaat ci bis ba buñ ci àggee mooy bi ñu jëlee code de la famille bi kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp am nañ ci taxawaay bañ ko ñoom ñëpp taxawal sax lu am solo muy le conseil supérieur islamique nga xam ne booba kilifa yi fi gën a mag ñoom ñoo ko seq def ci ab liggéey bu rëy
waaye li lay waral ni la fi mu ne jullit yëpp war nañoo nag layoo ak seen boroom layoo ak taarix ëllëg aussi mooy gis nga ñooñu seen jéego yi defoon yëpp dañ koo neenal jàpp ni dañ leen a nax fekk na naxuñu leen ndax loola ñu leen wax ni leen li ngeen bëgg danañ ko def te mujjuñu koo def ñun tey ci la ñuy sukkandiku xam ni suñu demoon bañ ñu ni danañ ko defit du tax ñu bàyyi leen dañuy taxaw ba bañ koy def. La même chose en 95 gis nga li xewat Sirkof ba ci 2010 15 ans de travaux 15 ans fukki at ak juróom ba produire benn texte de loi muy lu ñuy wax le code de la famille musulmane ñu koy tuddee le code de statut personnel 2010 lañ ko dugal bureau assemblée nationale mujjul fenn te këri diine yëpp foyer religieux yi association islamique yi ñëpp liggéey nañ ci ñëpp ci àndoon sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine moo ko doon coordonné fi mu ne kon ñooñu bu ñu fonkul seen i wax ak seen i jéego xam nga ni ñun ñi waxaale wuñu ko moo tax nit ñi war a comprendre ñun dañuy fawee ay gone lañ ñu jàppe ñun dañuy fawee ay gone lañuy jàppe waaye ñun tamit mel na ni ay gone lañu jàppe suñu bopp ci ñu bari nag ñi ma ko sañ a wax ndax man mii tey bari na ci ñoo xam ne su ma demee di wax ak ñoom li ñuy njëkk a xool kii de moom bu woyof li mu sol de daa yu nutu sax moom est-ce que du daal lay kii te fekk na su ma fa daje woon ak koo xam ne daa costume karawaatu naan wëy sisi ak xiin yi mën a joxe benn ambalong bu fort la muy wax la ñuy dégg man li may wax kenn du ko dégg ba ci biir askan wi aussi waa ji daal kii waa ji jëmul fenn yi muy wax daal ñoom dañoo kii rek waaye yi kenn mënu ci dara wala ay kilifa nekkoon nañ fi terewul am nañ waaye ñi ñuy déglu ak ñi ñuy gën a bàyyi xel mooy ka mën a costume karawaatu man nag par principe damaa costume xanaa am naa ca droit lii ma sol moo ma neex kenn ku ci ne am nga sañ-sañ ci sol li la kii du li ñuy sol moom mooy xëj na li ëpp solo donte wa libaasu taqwa moom alxuraan wax nañu ko am na ay mbalaan ay yére yoo xam ne dafay tekkale ak ragal yàlla ay yére ragal yàlla la kon ñun suñu société bi dafa feebar te feebar na feebar boo xam ni kenn ku ci nekk da ngay gis ni jàngoro ji yegg na la foo xam ne da nga koo yëgul waaye wallaahi alazim fa mu ñu jëme dóor la ab xeej ngay wéqu ba sedd moo ko gën a sedd ndax loolu sa jëmm dong lay gaañ waaye jàngoro ji ñu dal suñ digganteeg suñu borom la ñu nar a xañ fi mu nekk nii moom la nar a dox loolu nag ku ci xam dara war ko koo wax ku ci man dara itam war nga koo jéem man de awma solo awma benn solo ndax as njaam laa daanaka motuma sax ab jaam waaye as njaam laa soo xam ni maa gën a xeebu ci jaami yàlla yëpp te li ma mën a waatit mooy mboolem jaami yàlla yëpp ñoo ma gën loolu moom leer na waaye nag fii yëpp maa ngi ànd ak sama xel di bañ lu bon di bëgg lu baax te loolu nag awma ci settee lu baax fu mu mën a bàyyi koo man nangu naa ko lu bon fu mu mën a bàyyi koo bëgguma soxlawu ma kon réew mi fi ñu toll jot na sénégalais yi jël seen responsabilité ci li nu jot ci ndono fexe ba ñàkk lu baax li ñu am ba mën koo transmettre fidèlement sunu njaboot ëllëg ndax lu baax li ñu am ba nit ñi dañu ci naw de ay nit ñoo jaayoon seen ngàng ñoo tayle woon seenu dund ñoo toggoo woon ay coono ba tey jii ñu mën a jot ci lu baax li nga xam ne addunaa ngi ñu ciy ñee foo tollu ñu naan la l'exception sénégalaise ñun ñu nar koo bazarde waaye xam nga nit bu amee jamaa te xamul valeuru jamaa boo moytul mën nañ ko koo soppal nit përëm te nit ka dina jël jamaa ba jox ko përëm ba noppi ni ko yaa ma war a defal travaux forcés tegal ma ci moo tax ñàkk a xam li muy waral bari na kon loolu la ñuy waajal processus boobu nag yëkkati nañ ko incha allah te duñ ci dellu ginnaaw lu ca mën a am ëllëg nag
terewul ñun li ñu war a bëgg sañ nañ koo bëgg yamalewuñ ko ci ànd sàmm jikko yi fi nekk nii. incha allah bu ñu yeggee ca bis ba jeudi danañ leeral kuréel yi ñu ci àndal yépp danañ leeral kuréel yi nga xam ne yépp contacté nañ leen danañ leen citer un par un. su loolu noppee danañ wax kuréel yi nga xam ne yépp accepté nañu signer pétition bi kilifa yi ñu ko jox danañ leen lim kenn par kenn ndax day mbirum askan te képp koo xam ne am nga fi cër loolu doonatul lu privé lu public la mbirum public la cay sa wax wala sa xalaat wala kun ci contacté danañ la tudd danañ wax ni def nga ko wala defoo ko wala réagiroo ci kon loolu moom moo doon waxtaan wi tey waaye li may fàttali rek sénégalais yi mooy diggante dund ak dee lu jege la tey suñu toogoon fii rek mën nañoo nettali par exemple dunduk Lat Joor dunduk Buur Siin Kumba Ndoofeen dunduk ñooñ ñëpp jàll nañ te dootuñu delsi ñooñu jàll nañ te dootuñu delsi te noonu nanu jàlle ñun ñi topp ci ñoom noonu la ñuy jàlle ñu toog di ñu waxtaane en un laps de temps te réalité ba ñuy dund booba ba ñuy nettali booba moom mi ngi doon loo xam ne xam nañu ko te ñu nekk ca ba noppi wéete ko kon suñu dund googu mooy ci ëpp solo te lépp delluwaat ci li ma wax sànq muy ñaari kuréel yi fi nekk jàmmaarloo kenn ku ci nekk nag am foo far war koo assumer waaye ŋarale moom mënta nekk yàlla binduñu moom ñu nga ne d'accord naa mu tànnal la nga ne ko li nga tànn am na lu ko gën a jub man de loolu wax dëgg yàlla am na beneen gis-gis bu ma ci am ak dégg-dégg te bu ko jullit ñi waxul nit ñi waxuñu ko it loolu mooy li nu jëf mooy li nu jëfe kon toll nañu foo xam ni ko bokk yépp waxee xëy na nag ñépp maase dëppandoo ci dara moom yombut yàlla mii ni muy tolloog li muy rëy rëy yépp ak kattanam bi ni muy toll terewul am na ñoo xam ne war nañ ko gannaaw weddi nañ ko kon question bi it mën naa am ñeneen ñu ci am beneen xalaat am ñu ci am beneen gis-gis waaye li am te am mooy Sénégal du soppiku ndare du jikko yi dafa soppiku dañ ko defaraat te defaraat googu nag mi ngi tàmbalee ci lii ñu tàmbalee mooy aar li fi baax ba pare sécuriser ko ndax lii fi baax ndax ñu rëcc kat bu ñu sàgganee fam ñuy dugal kàmbalay godoon koo xam ni lañ cay génnee te dootuñu ko xam kon ñun loolu moo ci suñu gis-gis loolu moo ci suñu xalaat waaye nag li ñuy wane ci tàmbali gi rek mooy ñun cundum mënuñu ci dara dañuy bokk xeex ko rek mu am jeexital ñu bokk seetaan yi tamit ñoom li ñu bëgg dana am te wolof yi dañuy wax ni boroom caq bi ki moom caq bi lépp lu ko addu kalpe bi jaral ngir yóbbu caqam war na koo jaral ngir téye caqam moom tamit te réew mi ñoo ko moom waaye bu ñu seetaanee tey ba ñu jébbal ñu tubaab yi nga xam ni seeni convention ki traité la ñuy signé ca àll ba ñëw imposé ni ko dugg ndànk ci suuf di soppar ñi di dëppale loi yi ba nga xam ni lu ñu ci bëgg ñu mën koo jàllale mais au nom du peuple sénégalais te boo waxee ñu ne la nul n'est censé ignorer la loi ma ni wax dëgg yàlla nit ñi war nañu seetaat suñu bopp te seetluwaat li muy def li daal ñun moo ci suñu xalaat ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di wax ni incha allahu rabbi le 8 jeudi prochain danañ def point de presse ci mosquée inachevée en face aéroport Léopold Sédar Senghor à 10 heures précises. Invité nañ ci aussi une centaine de structures ci Sénégal une centaine de structures moo xam ay mouvement de jeunes la moo xam ay syndicats lañu moo xam ay partis politiques la société civile bi foyer religieux yi association islamique yi église bi bois sacré bi bàyyiwuñu kenn ñëpp lañ ci woo ndax mbirum société la ñun ñëpp ñoo commencé bokk. bu ñu ko defee nag ca waxtaan wa danañ leen leeral lu ñuy waajal en mai mu nar a doon journée nationale de refus de l'homosexualité
bu sénégalais yi di wane ni dañoo bañ ak ngóor jigéen te ànduñu ci, waaye bu sénégalais yi di génn tamit di wane ni loi bii ñu bëgg ñoo moom réew mi dañ ñu koy defal. xawma la jiitu woon de ay nit di toog entre quatre murs diisoo bind ci turu askan wi loo xam ne askan wi yëguñu ko, bind ko ci làkk woo xam ne askan wi mënuñu koo jàng wala li ëpp ci ñoom mënuñu koo jàng, ba noppi di ko ruumandaat ci suuf ngir muy dox ci ñoom tey mbaa ëllëg ci seen njaboot. loolu moom mënatu la nekk ci biir réew mi. li fi mën a nekk mooy képp ku ñu fi dénkati am réew wala ñu teg la ca assemblée ca ngombalang ba, da nga fay nekkal askan wi, xam ni la ngay def ak di ko wax lépp ci turu askan wi lañ ko def. kon askan wi dañoo war a xam ba noppi tamit lépp luñ fi defati ci réew mi dafay dëppoo ak bëgg-bëggu askan wi. ñun mën nañoo tuuti, ñun mën nañoo bañ a am alal, waaye nag ñàkkuñu fayda, waaye tamit duñu doyadiluñu suñu bopp. te réew mi ginnaaw yi réew meneen mu mën a doon lañ bëgg ci seen réew ñoo koy def. ancienne colonie française rek leneen a ci yam. liñ bëgg ci réew mi ñun moom lañuy wax ni moo war a am ci réew mi bu fekkee askan wi ànd na ci. li daal mooy jubluwaayu waxtaan bi tey. lii lañ doon wax rek di leen xamal ni ñoo ngi ci liggéey bi, def nañ 45 départements yi. suba lañ war a mottali bi ci des 45e bi incha allah. su ko defee yi tamit fiñ ci toll ak jéego yiñ ci def yëpp danañ ko leeral ci point de presse ba. waaye li nekk suñ kanam ñu war koo def it danañ ko fa leeral, ndax ñun li ñuy def nëbbuñu ko ak it ak raqib mii ñu yàlla booleel. nëbbuñu ko mbindeef muy dox ci kaw suuf. li ñuy wax ci biir néeg moom la ñuy wax ci am penc, ndax li ñuy def dara ci njublang ak yéene ju ñaaw nekku ci. kon manees na ko wax ñëpp dégg ko. kon liñ ci bëgg ak nañu ko bëggee danañ ko leeral publiquement, nit ñëpp xam ko. su ko defee ñoo ngi ci waa Sénégalais yëpp bu ñu taxawee liñ bëgg ci réew mi danañ ko am. suñ taxawee liñ bëgg ci réew mi danañ ko am. te wax dëgg yàlla jooytu bi nag dafa war a jeex. toogit di ñaxtu kese di wax du tax jëfi soppeeku. faw ñu xam ni li war te war mooy réew mi Sénégal njaay la sant. su ma ko waxee nag bu benn njóobeen mer, waaye Sénégal njaay lañ ñu daan wax ba tey. kon ginnaaw Sénégal njaay la sant, mënee su koo jël sant woowu di ko santale weneenu sant. réew mi ñoo ko maase bokk ñun ñëpp, kenn ku ci nekk am nga ci cër, am nga fi àq, am nga fi yelleef ci li dëppoog nag suñu pas-pas ak li nu gëm muy aw yiw ak mbaax. ku nu xam ci loolu nga ñu xam. ku nu ëpp lay milliards it mën naa nekk, waaye nag ak mbaax moom wax dëgg yàlla am nañ ci ndono lu rëy loo xam ne nag loolu moo nu gënal milliards yi ci àdduna bi. loolu moo doon waxtaan wi. jeudi incha allah le 8 avril mosquée inachevée bu Yoff en face aéroport Dakar Léopold Sédar Senghor à partir de 10h ngir waxtaan ak yéen ci initiative bi ñu am, jéego yi ñu ci def, li ñu ci am, fi ñu ci bëgg a jëm incha allah. ak waxaale tamit information bu rëy buy wane ni en mai, date bi dama koy réserver barab ba, incha allah danañ def journée de mobilisation nationale boo xam ni bëgg nañu loolu mësul am Sénégal. ci nit ñi taxaw ba ñu xam ne nag nit ñi yeewu nañu, ñoo moom réew mi, dootuñu bàyyi kenn di def lu la neex ci biir réew mi, rawatina nag lu dëppoowul ak suñu pas-pas, dëppoowul ak suñu aada, ba noppi nar ñoo indil problème ci bàmmeel, nar a yàq suñu digganteeg suñu borom. waliyaasu billahi loolu duñ ko seetaan tey, duñu ko seetaan ëllëg, te suñu bakkan lañ ci teg. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu.